baax a baax yéen ñu ñuy teewlu ci Dakar Buzz chaque samedi ci buzz de la semaine ñu leen si dalal jàmm di ko door rek accident bu métti ba nga xamante ne ni am na démb si àjjuma ji ci suba si ca Gambul Cong nekk ci commune bu Gandiaye région bu Kaolack bu ñu sukkandikoo nag si xibaar ya nga xamante ne ni moom la ñu ci njëkk jot benn taxi allo Dakar moo fa mbëkkanteeg benn camion malien juróomi doomu aadama ñoo si ñàkk seen bakkan kenn moo si jëlee gaañu gaañu bu métti lool te grave choc bi nag daa doy waar lool te métti ba tax na rek sapeur pompier yi def nañu fa lu war a tollook ñaari waxtu ngir jëlee fa néewub ñooñee nga xamante ne ni ñoo nekkoon ci taxi allo Dakar ba jubali ca ginnaaw raay addu ci mbirum Boly Kane di basketteuse boobu ay atam toll si fukk ak juróom-ñett moom nag Boly dafa disparaître woon rek boobu ak léegi war a yemoo ko benn weer wala sax mu ëpp ko kenn xamul rek fa ko jant ba doon tiim moom moomee ñu doon lam-lame ba xam dañu ko fokkati wala ba xam ndax moom moo demal boppam Boly nag mujjee naa feeñ ni ki démb ci àjjuma ji moom sax moo xëy rek demal boppam ca police bu ginnaaw raay daal di leen di xamal rek ne dañu ko fokkati woon ngir rek justifié wu si disparition wam bi si noonu nag la ñu woowee ay waajuram ngir ñu ñëw jël si ko xibaar bi nag waajuram bu góor di Abdou Kane dëggal na ko tey xam le ni dañoo xëy rek waa police bu ginnaaw raay woo leen ngir ñu jël si Boly moom nag Boly jot naa xam le sax ni si ab kër bu nekk Malika rek la yeewoo nga xamante ne ni ay yeneen xale yu jigéen ñoo nga fa woon. ma àddu ci vidéo le motif yi daal dinañuy démanteler benn réseau pornographique lépp nag mi ngi bàyyeeko si ba xale bu jigéen bi lee di Pfal ay atam toll si fukk ak juróom-ñaar demee rek ca division spéciale de cybercriminalité ngir dénoncer benn copinam bu mu ne rek moom moo fësal ay vidéo wam ngir venger wu gannaaw ba mënatalee supporter succès ma ci noonu nag la police jëlee téléphone am daal di si gis rek ay film pornographique ya nga xamante ne ni ay mineur ñoo koy def laata rek ñuy gën a xuusa ci seen saytu dal di gis rek ne Pfal moomee dafa bokkoon ci benn réseau bu jaay seen bopp doon jël rek ay xale yu jigéen yu am fukki at ak juróom ba fukki at ak juróom-ñaar di leen di defloo ay film pornographique ñu koy jaay góor ñi njëg ba sa gën a ndaw ñu koy jaayee 50 000 enquête bi nga xamante ne nag ñu ngi koy wëyandi si boobulee mbir daal dinay xamle tamit ni réseau boobee sax ca Nord Foire la ñu loué woon seen appartement di fa tourner seen i ay film jamono ji nag moom moomee Pfal MD ak yeneen ñeenti xale yu jigéen yu amagul fukki at ak juróom-ñaar ñu ngi leen rek te gannaaw ba ñu leen fas yéene jébbal procureur ñoom ñoo ñee lesbiennes yooyee doon yëngu rek si wàllum ay film yu ñaaw. Kawteef ab waaye moo xamle rek ay kàddu yu doy waar ca émission gis-gis ba ñuy amal ca Sen TV waa ji nag nee na rek dafa am soxna sa nga xamante ne nii rek ba mu koy takk amul xëy mu koy guddil di ko bëccëgal yàlla def soxna si mujjee am liggéey bu baax lool mu ko si encouragé te ko si ñaanal waaye nag nee na bañ demee ba jëmmi jamono soxna si rek dafa indi beneen xar kanam am ay xarit yu bees nekk ci lu ko neex ndekete yoo ab ministre bu siiw lool ba nga xamante ne ni mu ngi ci gouvernement bi jamono ji moom mooy génn ak moom di nobanteeg moom maanaam daal moom la doon njaaloowal ci gàttal waa ji nag nee na sax mi ngi ak seeni ay message ak i rek audio ya ñu doon yónnee wante waaye nag daa fekk ne comme dañoo ne jigéen dañu koy suturaal moo tax rek mu téye ko waaye nag soxna si nee na xam na waajuram bu jigéen yi te daal dinay xam laata rek muy xam ne ni dañoo mujjee sax tàggoo waaye nag waa ji nee na rëccuwul rek benn yoon la mu bàyyee soxnaam soosé muy dem di liggéey donte sax si la lii yëpp juddoo ndaxte rek nee na jigéen la waaye moom it am na ay famille ya nga xamante ne ni daf leen war a jàppale. ab soxna sa nga xamante ne ni ay atam si ñaar fukk rek la toll mooy dund lu métti ba tax rek mu xamle ko ci Dakar Buzz di sàkku rek ku ko si mën na dimbalee soxna soosé nag moom moomee la ko dal moo di rek nee na ba mu nekkee tout tànk ba nëgën yi nga xamante ne ni am na ñaar fukki at bu guddee rek day tuur ndox ci lal bi te du ko yëg benn yoon rawatina bi gisee ay réglam dina toog ay weer yu sakkan rek laata mu koy gisaat si noonu nag mu ne faju na ci kër docteur yi ak tamit faj wolof ba sonn waaye rek ba tey gisul tànn moom sax nee na jotoon naa am borom kër waaye juróomi weer képp rek la ñu def borom këram daal di koy wëccu ndax rek li nga xamante ne nii mi ngi koy demee mu doon nag mbir mu doy waar. Première dame Marième Faye Sall daal dinay defati acte bu rafet lool moom moomee nag daal dinay yëkkati rek ab ambulance daal di koy may waa association ànd taxawu ñu wëree di kuréel googee nga xamante ne nii ñooy dem di seeti ña seen xel motul nekk ci mbedd bi di leen di taxawu si wàllum lekk sangu ak tamit wàllum sol ay yére yu mucc ayib acte boobee nag première dame def doon la nga xamante ne ni waa association boobee di ànd taxawu ñu wéré di ñu ngi koy rafetlu.
ñu àddu ci wàllum mbas mi si suñu réew mi di Sénégal état nag daal dina si jël mesure bu bees ba nga xamante ne ni ñu ngi ko war a tàmbale benn fan ci weeru novembre atum 2020 bi ñu nekk ñeel rek test Covid bi ca aéroport international Blaise Diagne bu ko defee nag képp kuy embarqué si ab aéroport Sénégal wax naa yor rek ab test RT-PCR Covid 19 bu négatif bu motagul rek juróom-ñaari fan bu ñu sukkandikoo ci ministère du tourisme et des transports aériens. ci noonu nag ñu ne compagnie aérienne yi ak seeni agence de vente nañuy yeggee rek ñii di clients yi boobule mesure laata ñuy jënd billet yi ngir Sénégal lu ñeel nag ñuy jógee ko aéroport Sénégal fas yéene dem ci beneen réew bu dee rek réew ya ñuy jëm laaj nañ li ni mel lañ leen di defloo yooyu les mesures. aywa ñu àddu jëmale ci lu ñeel gàmmu 2020 bi Serigne Mbaye Sy Mansour nag daal dina si àddu jël si ay décision moom nag xalif général des Tidianes nee na rek ren Tiwaawoon duñu organiser gàmmu gi di luy topp rek logique bi nga xamante ne ni xalif bi mu ngi ko doon rek toppandi depuis rek ba ñu mbas mi ganesee position yooyee nag mi ngi ko tibbee si suuna yonent bu tedd bi nga xamante ni da doon wax ni rek su mbas wàccee si réew bu fa dem te rek boo fa nekkee it bul fa génn ni ngir daw li ni mel nag moo tax xalif bi jël bile décision gannaaw rek ba mu si waxtaanee ak famille yu Xaaji Malick Sy bi ba noppi ne rek na ku nekk gàmmu këram ba beneen. ba tey rek ci gàmmu 2020 bi ca diwaanu Tiwaawoon donte sax Serigne Mbaye Sy Mansour xalifa général des Tidianes daal dinay xamle rek ni at mi du si organiser gàmmu gi ba déwén incha allah waaye nag njiital Moustarchidine yi di rek Serigne Moustapha Sy nee na rek moom moomee day amal rek gàmmu ren gi foofee ca Tiwaawoon comme na mu ko tàmm di defee ca champ de course ba li ni mel nag ku yor seen communication di Makhari Mbaye moo ko sax dal di xamle tey sax ci samedi bi ñu xëy rek foofee di fa amal set setal ca champ de course bu Tiwaawoon ngir rek waajal seen gàmmu ñoom Moustarchidine yi. ba tey rek ci boobule sujet ak bile yoon Aziz Ndiaye moom nag daal dinay addu si lu ñeel gàmmu gi nga xamante ne ni Serigne Mbaye Sy Mansour nee na rek duñ ko amal at mi ca Tiwaawoon moom nag nee na rek duñu def lu dul jëfee ay ndigalu ba xalifa général des Tidianes ba tax na rek comme amul gàmmu foofee ca Tiwaawoon si seen côté ñoom it duñu fa organiser gàmmu si noonu Aziz Ndiaye ne rek dinañu jege it xalif bi diisoo sekk moom bu leen waxee rek ñu defee ko si beneen anam ñu def ko rek comme namu ko santaane ndax ay taalibe lañu te amuñ lenn rek lu ñuy wax ci ay décision xalif bi Aziz nag mu prévoir amal gàmmu gi ca këram Géejawaay sans rassemblement nee na rek du séddale ay nag ci at mi laata sax muy xamle ni bésu gàmmu gi dinañu jàng alxuraanul karim rendre hommage yonent bu tedd bi. su ma noppee ci gàmmu gi damay àddu jëmale ci lu ñeel màggalu bu Touba 2020 ba nga xamante ne ni amal nañ ko ba noppi di ab xew-xew ba nga xamante ne ni Cheikh Ahmadou Bamba dasee woo rek murid yi ngir ñu sant yàlla waaye itam xew-xew boo xamante ne ni dañu si bernde taalibe yu si ñëw maanaam di leen di jox ay lekk ki naan dalee ko ci ginnaar béy xar gélém ba si nag ba lu waay mën loolee nag lu ko waral du lenn rek du dul jaajëfal kii di bu yàlla buur bi si lu baax li mu accordé la cheikh bi ñenn nag si ñu naataango yi doxantu woon nañu rek kër soxna moomu Kébé xool rek moom moomee nu muy amalee màggal gi ak murid yi sympathisant yeeg ñi nga xamante ne ni moo di dëkkandoo yi si noonu sax nee nañu rek doomu Njuga Kébé boobee si def lu baax la dëkk ba ñu tàllalee sax micro dëkkandoo yi dañoo nekk rek di koy gërëm moom soxna moomu Kébé mi nga xamante ne nii rek daa gunge askanu Touba si jamonoy confinement bi gannaaw ba mu leen a séddale woon rek ceeb bu bëri lool meew ndawal ak tamit koppar luñ si mën a jàpp daal moo di tamit si màggal gi soxna moomi Kébé amal na ko rek comme ni ko Serigne Touba Xaadimu Rasul santaane di amal si rek ay bernde ak tamit jaamu si yàlla. cellule de communication soxna Aïda Diallo daal dinay fësal ab communiqué di si xamle rek ni ginnaaw ba Serigne Béthio Thioune sampe kii di soxna Aïda Diallo ngir rek mu jiite leen ñoom cantaako ni soxna Aïda Saliou Thioune mi ngi yëgal ñëpp rek ni moom moomee doonul te jàppewul boppam lu dul ab taalibe Serigne Béthio si noonu nag ñu ne tamit lu nit jàllale si barabu xarala yi moo xam rek muy ab nataal wax wa ilaa rek muy bind yu dëppawul ak taxawaayam di ab taalibe Serigne Béthio gu mu doon soxna Aïda mi ngi si xamal leen rek ne loolee gàccu na si ndodd ka ko wax wa ilaa ka ko jëf waaye nag jotewul dara ak moom moomee soxna Aïda Diallo ndax waxu ko te it diglewu ko.
ba tey rek ci mbirum soxna Aïda Diallo waaye bile yoon ak soxna Bator mu ko jox adiya bu dun lool di ab kër gu yanj di rek boobee ngeen di gis ci écran bi. ba loolu weesoo nag soxna Bator daal di xamle sax ne lépp lu ñu defal soxna Aïda Diallo yéene la ndax rek mooy seen sang ak seen sëriñ bu leen Cheikh Béthio bàyyeel di seen yaakaar tey ak ëllëg. kër ga nag manqué wul leen gannaaw ba ñu ko équipé ba mu mot sëkk moom sax soxna Bator ci boppam moo ko doon filmer di ko fësal ci ab vidéo. ma xuus ci langue politique bi. directeur général de l'agence de développement local di Cheikh Issa Sall daal dinay rek addu gulleet si luy wutale Ousmane Sonko ak kii di Mansour Faye bu ñu ko laaxaale si wàllum rek audience ba ñu ne rek leader Pastef bi da ko doon sàkku ngir gisee njiitu réew mi Macky Sall. Issa Sall nag la mu ci xamle moo di Sonko moom moomee ci boppam la sollicité woon ngir gis Mansour Faye ngir rek mën a jot si njiitu réew mi Macky Sall. si noonee nag mu ne nag lu Ousmane Sonko weddi li ni mel weddi bu métti bile doon na la nga xamante ne nii rek jaaxal na ko lool. rax si dolli Ousmane Sonko ak ñamu àndal di saaga ak doxalee ñàkk teggin ci réseaux sociaux yi doon na tamit lu ko yéem. ba loolu weesoo Issa Sall ne sax moom moomee mësula gis rek si àddunaam nombre de saaga ya ñu ko saaga ci réseaux sociaux yi ndax rek lu ñu ne moom moo daal di fekkee audience boobee. ba Issa Sall nag noppee nee na rek Ousmane Sonko respecté wul ñii di sénégalais yi ndaxte rek léeg-léeg mu tegg ci seen loxo dara amu ca. ba tey rek ci mbirum Cheikh Issa Sall moo organisé woon rek audience bi ci diggante Ousmane Sonko ak Mansour Faye moom nag daal dinay àdduwaat ci boobule mbir àllarba donte sax bëggul woon rek wax la ñu waxtaanee woon. Issa Sall nag nee na lu Sonko bëggoon mooy rek Macky Sall def ba ñu bàyyi Tahibou Ndiaye nekkoon ci traque des biens mal acquis ci ñañu doon nag topp boobu. Tahibou Ndiaye moomee sax képp rek moom moo signé woon PV médiation te rek bu dee Sonko dafa jàpp ni moom moo gën a taxaw ñëpp gën leen setit day fekk rek muy jaar ci suuf ngir gérer affaire koo xamante ne ni daa nangoo transiger dafay rek wuuteeg li nga xamante ne nii mooy xar kanam bu mu woon sénégalais yi boo tax rek ni mel rek la waroon jëfee yi les kàddu nag magistrat bi mi ngi ko xamle ca RFM. ba tey ci langue politique bi leader Pastef bii di Ousmane Sonko daal dinay xamle lu doy waar ñeel juróom-ñaar fukk ak juróom-ñeenti famille ñu dëjjati ci seen dëkkuwaay yi ci terme sud bi di ay militaire retraité. moom nag Ousmane Sonko nee na rek amul kuy rafetlu ci Sénégal anam bu ñu génnewee juróom-ñaar fukk ak juróom-ñeenti famille yooyee ndax rek du suñu aada ba tax na mbir mi ni mel dafa daw yaram doon lu muy ñaawlu te koy nakkarlu. ba loolu nag weesoo Ousmane Sonko nee na nag jàngat nañu sax dossier terme sud boobee te gis nañ ne rek lu ñu bàyyi ci loxo nit ñi ba génne famille yooyee dëppoowul noonu ndaxte rek ku ñu jox logement de fonction amuñu droit def la nii te état tamit du jaay armée ba tax na rek mbir mi du mbirum armée mbirum comico bu occupé terrain état la wuuteeg bu armée si noonee ba tey Sonko ne nag wax ji du lenn lu dul rek suuf soosee la ñu bëgg a jël def ci business beneen fànn ba nga xamante ne nii ki état daal dina si rek waxtaan ak rek ministère de l'urbanisme ba noppi. ba loolu weesoo ba tey rek moom leader Pastef bi daal dinay xamle tamit rek ni état mi ngi jaay sax jamono ji ay immeuble ci capitale bi. Sonko yemul ci dénonciation bi ndax tamit lim na ay terrain comme direction de l'élevage comme ministère de la culture ay locaux ancien ministère de l'éducation intendance au palais nationaux yu wër palais bi li ni mel ak li ni mel. Sonko nag nee na sax ñoo ngi tamit sax-saaxee ay parcelles ci aéroport Léopold Sédar Senghor te rek njiitu réew mi Macky Sall la ci duut baaraamu tuuma gannaaw ba ñu ko dalee ci réseaux sociaux yi di ko ci critiquer ak doole ngir lu mu xam le rek nañu jëfandikoo ay jaasi ci ñuy opposé wu ci lu ñeel ñetteelu mandat njiitu réew mi Macky Sall. député bi nag di Aliou Dembourou Sow rëccuwul benn yoon kàddoom yooyee mu yëkkati tey dige sax ni dina leen yëkkatiwaat ci assemblée nationale. ci noonu député bi nag nee na rek mënuñoo àtte ay kàddoom ci bu ñu bokkul Fuuta wala sax Ferlo laata muy naan depuis ba njiitu réew mi créé rek alliance pour la république
dañoo tàmm rek di jëfandikoo terme arme si ferlo bi ngir rek désigner carte électeur nee na sax des fois sax dañuy wax yett coupe wala sax ay bal di waxin rek mu expliquer ko moom député bi ba loolu weesoo nag la ne nag képp ka nga xamante ne nii rek yaa ngi critiquer kàddoom yooyee na nga dem laaj politicien yu nekk ca Fuuta loolee lu muy firndeel te sax nee na nag ñuy critiquer kàddoom yooyee ñoo gën a rek yées la ñuy def ci seen déclaration yi ndaxte rek dañuy dégg saa su ne ñuy naan sax dañuy dem ca palais de jëti fa njiitu réew mi ndax amul droit amal ñetteelu mandat donte sax nag ay organisation société civile bi annoncé nañu plainte député bi nee na rek pare na ngir jaar rek fa mu jaaroon même ca assemblée nationale. chauffeur maître Abdoulaye Wade bi di Modou Diané Diop daal dinay def témoignage bu am solo ci papu soppi bi et si spécial Abdoulaye Wade ba ñu doon def ca télévision Futurs Médias moom nag nee na boo jéggiwul Abdoulaye Wade mënoo xam mbaa xam si noonu nag mu ne rek lay Wade bu lay jox dalay jox la lay jëriñ bu lay ñaaxit dalay jox conseil yu am solo ba taxoon mu fonk ko ba tey rek moom chauffeur am bi ne nag dëgg na lu bëri fekkee it lu bëri ba ci sax ba Serigne Abdou Khadre rek ak rek Serigne Modou Bousso Dieng ak Serigne Fallou di wax kii di Ablaye Wade ne ñoom ñoo dootuñu wax ci politique waaye nag seen waajur bu góor moo leen yebal ngir ñoo xamal ko ni dina jël pouvoir bi même bu dee ñetti fan ci noonu mu ne loolee bokkoon na ci lu yokk tax rek mu décidé bañ a bàyyi kii di Ablaye Wade nga xamante ni daa mujjee doon sax bàyyi faalam ba tey rek Modou Diané Diop ne sax àndam ak Ablaye Wade dafa doon lu yàgg lool laata sax muy naan moo ko doon yóbbu ci ba muy négocier ak kii di Abdou Diouf. donte sax maire bu Guédiawaye avocat wam moo ko représenté ci alxames gi kii di Bougane Gueye Dany ak Ahmed Aïdara taxaw nañu ñoom it ci alxames bi ñu génne ca bar di tribunal correctionnel bu Dakar ngir tontu rek la ñu leen di laaj ci wàllum diffamation ak complicité de diffamation bu leen Aliou Sall di toppee ñoom nag tontu nañ ñu ci lépp rek la ñu leen laaj ak la ñu leen di tuumal ne sax defuñu rek lu dul wax lu dul rek la nga xamante ne ni journal bi di Direct News moo ko bind. Aliou Sall nag $1 milliard ci suñuy koppar rek la taxaw di laaj kii di Bougane Gueye Dany ak Ahmed Aïdara waaye attekat bi fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru novembre la koy délibéré. ba tey rek ci wàllum politique gannaaw ba ñu tekkee ndombal tànkam ci poste premier vice-président assemblée nationale Abdou Mbow daal di koy wuutu kii di Moustapha Cissé Lo daal dinay réagir ci li ni mel moom nag nee na rek yàlla moo def mu bañatee bokkati ci boobule bureau ba loolu weesoo nag la Cissé Lo dellu rek di leeral ni moom moomee amul benn problème ak njiitu réew mi Macky Sall ñamu amal problème kay mooy rek ñeneen ña nga xamante ne ni ñoo nekk APR ci fàttali Moustapha Cissé Lo ñoo ngi ko dàkk rek ca seen parti boobee si ndoxteelu weeru juillet bi gannaaw rek ba mu ciblé ay jege ñaale pouvoir ba tey rek ngeen di teewlu buzz de la semaine gannaaw mariage am beek kii di Abdoulaye Diop Khass ak rumeur yu bëri ya nga xamante ne ni daal dina siy juddu ak coow li Soumboulou Bathily madame Diop daal dina rek génn di moqué ña nga xamante ne ni ñoo koy critiqué ba noppi rek ànd ak kii di borom këram bu ko dajjilaat rek oto bu bees tàkk bu yàggul dara si ab vidéo bu bees ba nga xamante ne nii daal dina koy fësal comme nu ngeen koy gisee noonu ñu ne meeku complicité ak mbëggeel bi nga xamante ne nii am na seen diggante moom Soumboulou Bathily ak kii di Abdoulaye Diop Khass. ba tey rek ci mbirum Abdoulaye Diop Khass ak Soumboulou Bathily moom nag Khass pareegul rek ba tey si teraanga ya nga xamante ne nii mi ngi koy defal soxnaam soosé di Soumboulou gannaaw nag may bu dun ba mu ko may nga xamante ne nii mooy def bës ba tey ci réseaux sociaux yi Abdoulaye Diop Khass oto bu yanj boobee rek ngeen di gis yemoo ko njëgu $10 millions ak ñett la yëkkatiwaat rek daal di koy may soxnaam soosé di Soumboulou Bathily mu bég si lool. ba tey ci mbirum couple boobu laay desandeeg yéen ak coow leeg rumeur yi nga xamante ne ni bëri na lool si ñoom gannaaw seen mariage bi am na si sax benn boo xamante ne dañ si xam ne rek ni Abdoulaye Diop Khass moom moo fàcce Soumboulou Bathily laata mu koy takk moom nag Diop Khass indi na si ay leeral la mu ci xam le rek moo di képp kuy naan Soumboulou dafa amoon la mu àndal ba mu ko faj moom Abdoulaye Diop Khass da ngay wax lu la neex ndaxte rek dara amu ca ba loolu weesoo sax la ne moom moomee sa jël na décision ne nag jeex na dootul addooti si mbiru moo soxnaam si ci lii di média yi.
ba si ñu génn journal bi di l'Observateur fësal ab xibaar ne rek Ndoye Bane moom mooy tuumal Abdoulaye Diop Khass wàllum arnaque si nu ne nag Khass addu si ne dañoo tooñ Ndoye Bane ndaxte seen émission bu yàgg la ñu jukkiwaat ba mu noppee Ndoye Bane daal di si addu ne moom moo gën a weex donc ndaxte rek dafa màggali ca Touba xëy gis si internet bi am Ndoye Bane indi Ndoye Bane te yëggul tinu la ci nu ne nag mu ne rek gars yi dañoo daal di jël émission ba ñu defoon ci atub daawu jékk daal di koy rek indiwaat ba loolu weesoo Bane nag la mu waxoon rek ci quartier général boobee ba tey jógu ca ndaxte rek 99,99% si bu xaaba yi rek yoo jël nga xamante ne ni dañuy génn si télé yi ak site yi di rek wax ay trian lañu dañuy rek sàcc nit ñi moom moomee nee na kàddu yooyee dindiwu si rek lenn te neewul kenn si nga bokk ku si yëg rek sa bopp yaa nga ca mu xamle ko moom Ndoye Bane ba loolu weesoo nag la dellu di leeral ni jotewul dara ak borom këru sumbul boobee de Abdoulaye Diop Khass te tamit naan rek na sénégalais yi dañoo neexul waxal ndaxte rek fa ngay waxee ak fa ñuy déggee du benn ndaxte rek la mu bëgg a wax moo di rek kay toog ca télé wa ilaa ca ay site di def promotion nga boppam ne day defalaate bayre moom moomee dafa fekk amul bayre te bu ko mënoon rek defal ko boppam. Mbathio Ndiaye daal dinañ koy indil rek may bu njëkk bu dun loolu fukki millions si suñuy koppar pariru or bague diamant ak rek 4x4 Ford ak téléphone bu bakkane ka ko indil nag boobule may mu nga biti réew nee nañ sax ñoom ñaar seen xamante mi ngi juddoo rek ci image Mbathio yu ñaaw yooyee nga xamante ne nii ñoo ngi ko doon partagé ci WhatsApp bi ñu bëri sax jàppoon ne image yooyee luy yàqal Mbathio la waaye nag bénéfice la ci moom ndax rek ci la xamante ki nga xamante ne ni moo ko indil tey warugal ba loolu weesoo Mbathio àdduna ci rek mayam bu dun boobee ñu ko may la mu ca xamle nag moo di rek la ca ëpp solo mooy rek ku ko indil may bi doon na ku ko bëgg lool te tamit rek wan na ko waaye nekkul ne rek xaalis bi ak kàddu yi ñoo ca ëpp solo. ba tey rek ci mbirum Mbathio Ndiaye ak rek ka ko may bu dun boobee fas yéene koo jël soxna kookee nag du kenn ku dul ab opérateur économique ba nga xamante ne ni dootuñ ko présenté ca Kaolack ñu naan ko rek Baye Niass Ndiaye moom moomee nag moom moo rek yebal ab délégation samedi ba ñu génn ca kër Mbathio ñu yóbbul ko rek may gannaaw ba mu ko fas yéenee def soxnaam. Ndeye Ndiaye Lamsal mi nga xamante ne ni moo doon wone samedi bële ñu gën mayu Mbathio bi daal dinay rek tontu ña nga xamante ne ni ñoom ñooy critiquer sa yu Mbathio beek kii di Baye Niass Ndiaye. Ndeye Ndiaye nag nee na yàgg naa xamanteek Baye Niass Ndiaye di borom xalima bi di ñaan rek muy nangu yàlla may ko xam-xam te ba mu bëggee rek takk Mbathio nee na Baye Niass Ndiaye moomee waxtaan na seek moom laata rek mu koy jox warugal bi mu daal di koy yóbbu ba loolu nag weesoo Ndeye Ndiaye Lamsal ne tamit Mbathio fanweeri million sax rek jomm ko ndax rek daa teral waajuram si noonee ba tey moom Ndeye Ndiaye ne nag ñuy wax duñu rek yàlla te rek fii ku fi am lu baax faw ñu baatal la tey naan rek bàyyi tamit du sàmba ala ndax rek moom it mi ngi teral ay mbokkam gannaaw rek ba ko yàlla mayee si wàllum ñaan mu si yëngu ca Dubaay te naar yi kenn mënu leen a nax ba loolu weesoo ba tey rek moom Ndeye Ndiaye Lamsal ne rek ku ne rek am nga téeméeri mboota si sa biir saak te fii rek dara ñaawu fi ba tax na rek mu ne nañu bàyyi rek di critiquer nit wa illaa rek di ko sullil ay mbóotam ndaxte rek am na ku nekk am nga jaar-jaar boo xamante ne ni buñ ko sullee du doon la neex. Oustaz Modou Fall daal dinay rek yëkkati ay kàddu si may yu rëy ya ñuy may rek star yi di ay millions yu sakkan loolu oustaz nag nee na rek nañu moytandiku concurrence bi bañ a def rek li ni mel tendance si noonu nag mu daal di yokk si ay kàddoom rek ni na sénégalais yi bañ a focaliser wu si li ni mel ngir marié la ko may rek dinañu lamb ba nëb te duñu gis ku leen a jël soxna ndaxte rek du ñëpp ñoom ñoo am ay millions si noonu sax mu ne jigéen nag loo ko defal lu ne rek fayoo ko ndax jigéen moo toll noonu si yàlla ba tax na rek kenn mënu koo jënd waaye daal lu muy bañ mooy ñu focaliser wu si wa illaa rek ñu def ko tendance. soxna ba Balla Gaye 2 bii di Boury Bathily si beneen rek xar kanam la ñu ko gisee bés yi si photom ya nga xamante ne ni daal dinañu koy fësal ci réseaux sociaux yi gannaaw rek ba mu defee make-up bu yanju boobee comme ni ngeen koy gisee ci photo yi. leneen rappeur bi di 10 000 problème fukki fan ak juróomi kaso la ñu teg rek si ndoddam ngir la mu doon jëfandikoo yàmba fansam yi nag soo méttiwulee rek bu génnee dootuñu ko xàmmee ndaxte rek ak règle intérieure administration pénitentiaire
pénitentiaire bi 10 000 problème dañu ko wat ba mu set ci noonu sax moom moomee di 10 000 problème daal dinay sax waatal kii di attekat bi ne rek dana bàyyi tux te moo ko ameel fansam yi si ba mu koy fàttali rek ne dañu koy suivre ci lii di réseaux sociaux yi. xibaar bu neex daal dina tàbbi ci kii di Mamadou Gassama mu nga xamante ne ni rek moo sauvé woon bakkanu ab xale ba nga xamante ne ni daana doon jóge ko ci ab immeuble daanu ca France nga xamante ne ni ñëpp xamee nañ ko ci loolu ci réseaux sociaux yi ba mu ci am lu ne moom nag daal dinay rek jël soxna di kooku ngeen di gis ci écran bi équipe Dakar Buzz yëpp ñu ngi leen di souhaiter heureux ménage. Ngone Ndour daal dinay rek addu guléet si kaawu Dieyna ak Mamadou Diop président directeur général bu ISEG Tata Ngone nag nee na cas boobee laalewul lenn ak seen petit gallé ndax rek fait divers boobee concerné wul lu dul ñaari nit di kii di Dieyna Baldé ak Mamadou Diop ba loolu nag weesoo Ngone Ndour daal dinay rek dellu di xamle ne rek musique yàqul kenn ba tax ne rek rëccuwul lenn si rek seen petit gallé te tamit du si mës a rëccu lenn ndaxte nee na rek daa yàgg bëgg di encadrer ay xale même rek bu dul seen petit gàlle. Mamadou Mohamed Ndiaye daal dina yëkkati rek ay kàddu si ab vidéo daal di koy jëmale si ñetteel yi ak ñeenteel yi moom nag présentateur émission xalaas bi nee na rek suñu réew mi di Sénégal bu weesoo awo yi ak ñaareel yi ñeneen ñi di ñetteel yi ak ñeenteel yi ay femmes matérialistes lañu maanaam daal ay jigéen yoo xamante ne ni intérêt moo leen di dugal ci sëy lañu. animateur bii di Sidath Thioune mu bokk ci animateur yu ñu gën a ràññee ci wàllum audiovisuel ci suñu réew mi di Sénégal dafa taxaw rek jël décision ne moom moomee dafay dakkal liggéey bi ci émission boobee di Kakatar ndax nee na rek producteur bi considéré wu ko ba tax rek mu écarté ko ngir ñaari émission yu mujj yi donte sax moom moomee bokk na rek ci ñu tàmbalee boobule émission ak ay reportage sur le terrain Sidath nag nëbbul nakaram benn yoon di rek ñaawlu la muy dund ca groupe Futur Média bu mu ne rek dañu koy gën a lante saa su ne ak ña nga xamante ne ni moom moo leen ëpp xam-xam ci wàllum média si nu ne nag la ko yeggee kii di Bouba Ndour ak yeneen i responsable yu nekk ca boîte ba mu mel ni rek respecté nañu décision wam fi mu ne nii sax animateur boobee di Sidath Thioune daal dinay rek delluwaat ca rajo ba. Amina Poté mer ba futtu la def si ña koy critiquer ci réseaux sociaux yi ba tax rek mu tontu leen ca émission ba mu doon def en direct moom nag Poté nee na rek bon dañu koy judduwaale si deret lay nekk si noonu sax mu ne rek nañu nangu lu yàlla dogal ngir rek bañ sonn te rek moom moomee Poté bu taxawee ci télévision day neex ndaxte moom moomee dafa doon nit ku baax ba tax rek mu ne kookee ne rek Amina Poté lu tax ñu koy taaje si télévision yi dafa lu dul iñaan ak soxor ba loolu weesoo Poté ne nag waaye macha allah moom ndaxte rek ba mu amee fukki at ak ñeent la am borom kër mu jël ko njëkk si moom ba gisul rek ku koy xas tey ana lan nga koy xasee tax rek mu ne nañu tey si ña nga xamante ne nii xamuñu leen. ñu jot ab xibaar ne rek kii di Abba No Stress dafay rek waaj a jóge ko ca groupe Futur Média li ni mel nag Abba si boppam daal dina si rek addu weddi ko ba mu set la def gannaaw ba mu xam leen ni xalaatagul sax wàllum jóge ko groupe Futur Média ba tax rek mu ne boobule xibaar yenn presse bi fësal dara amu ca ndaxte rek moom moomee xalaatagul sax li ni mel si noonu Abba ne nag ku biral boobule xibaar na waxaat ñëpp rek ne Abba No Stress mu nga ca groupe Futur Média te rek waaju fa jóge ko. ma wax ci mbirum Ndella Madior Diouf moom nag la ñu dalal démb ci àjjuma ji ca émission confrontation ci noonu nag kii di Ndella daal dafay wili pande boppam gannaaw ba mu fa fësalee sax vie privée moom nag nee na daa bëgg góor ñi waaye nag góor dëgg moo koy laal ba loolu weesoo Ndella ne moom moomee day tëddee borom këram bés bu yàlla sàkk te lu bëri lay sëy ci bés bi foweewu ko sax ba loolu weesoo ba tey Ndella nag ne nag moom moomee góor bu mënul sëy rek bul ko sax si ndax rek góor dëgg la soxla laata muy naan borom këram yi mu tàggool ay étalon lañu ba tey rek mu yokk si ay kàddoom ni rek xam na góor ñu bëri ba tey rek moom Ndella ne rek Tafsir Diatara góor dëgg la ndax ñoom ñaar rek ñoo yem ba tax rek mu ne bëgg na koo sax jëlaat moom Ndella waaye Tafsir da koo ragal ngir lu muy politique yooyu lee kàddu nag Ndella yëkkati foofee ca 2STV doon na lu métti doomam ji di Sara mu ko commenté bind rek ni waajur
waajom bu jigéen waroon na koo xalaat laata mu yëkkati yooyu lee kàddu waaye nag yàlla yokk sutura mu xam la ko moom Sara di doomu Ndella Madior Diouf. ma wax ci mbirum Viviane Chidid ak doomam ju jigéen dañu humilier ca Las Vegas moo géet ma leen fa yóbbu nag dal di tàj sa Viviane si àndam ne fay na ko ñetti million ba artiste yëpp yegsee foofee ca Las Vegas ngir feetu Sénégal Fashion Week bi nga xamante ne ni moo géet moo ko fa rek organisé. Viviane gisuñu ko rek benn yoon si yooyu les vidéo donte sax fay na ko rek lépp ba yokkal ko si ñetti million bu ñu sukkandikoo nag si yenn rumeur yi Viviane daa amoon rek li mu doon imposé waat kii di Mo Gates nee nañu sax ba mu yeggee ca Las Vegas moom Viviane Chidid kii di rek Sankara Mbaye ak ñaa xarañ loo ñoo ko dal di dalal waaye nag bëggul woon rek ñu filmer ko moom nag Viviane ñëwul def show ba ko fa indi ndax rek daa wax ni nañu ko yokkal rek lañu ko war a fay ndaxte moom moomee nekkul à l'aise bu ñu sukkandiku ci xibaar ya ñu ci jot. Pendo Guissé daal dinay réagir ci rumeuru divorce am ba nga xamante ne ni ñu ngi koy jot nga xamante ne amul kenn si concerné yi ku si indi ay leeral moom nag Pendo wayu mbëggeel bu Viviane Chidid ak Pape Birahim Mboye rek la def ay sinapam yu baax daal di koy fësal doon nag la nga xamante ne nii rek dafay indi ay xel ñaar si rumeur boobee ñuy jot ne Pendo Guissé dafa tàggoo. noonu lay xuusee ci tàggat yaram doore kook match xarito ba nga xamante ne ni waroon naa am si diggante Sénégal ak Mauritanie boobule match nag mujjeewul antu ndaxte rek laata heure bu ñuy amal match bi la rek fédération sénégalaise de football daal di rek fësal ab communiqué di si xamle rek ni annulé nañu ko ndax mbas mi ndaxte rek ba ñu defee li nga xamante ne ni mooy test Covid bi comme ni ko protocole sanitaire bi sàkko FIFA ak CAF exigé ko juróom-ñetti doomu aadama yu bokk rek ci waa Mauritanie ñoo si génn amee coronavirus bi tax rek ñu annulé boobule match. damay àddu ci lu ñeel Afro Basket 2021 bi équipe nationale féminine bu Sénégal nag du disputé ci éliminatoire yi si lu ñeel compétition bu ñu prévoir ci weeru septembre buy ñëw décision bi nag mi ngi bàyyeekoo ca FIBA ñoom nag dañoo décider rek bañ a organiser éliminatoire yooyu ñu prévoir weeru septembre buy ñëw ngir mbas mi ak mesure ya nga xamante ne nii daal dinañ ko si jël ci yenn réew yi si noonu ne nag 4 meilleurs classement yi si ba ñuy amal Afro Basket 2019 bi fii si Dakar qualifié nañu d'office Afro Basket féminin boobu nag ñu ngi ko prévoir lu ko dalee rek fukki fan ak juróom-ñaar jàpp ñaar fukki fan ak juróom-benn si weeru septembre atum 2021 buy ñëw waaye nag amagul benn candidature. ñu wax ci làmb ji Abdou Aziz Fall ak Oumar Sy ñu naan ko Oumar Bongo daal di nañuy rek taxawoo ca kanamu chambre criminelle bu Dakar ñoom ñaar ñooñee nag ñu ngi leen rek teg loxo ñaar fukki fan ak ñeent si weeru janvier atum 2018 ngir rek trafic intérieur de drogue ak association de malfaiteurs ba tax nekk dinañu nar a tëdd fukki at ba kaso ñu bokk ñoom ñaar ñëpp si écurie mbër mi di Ama Baldé Oumar Bongo ak rek Abdou Aziz Fall ba ñu leen di jàpp ñu ngi leen a fekkeek rek fanweeri kilo yamba ñu def ko rek juróomi bloc Aziz Fall ak Oumar nag weddi nañu lañu leen di tuumal waaye teewul rek représentant ministère public bi teg ci seen ndodd fukki atu ba kaso décision buy bàyyeekoo nag ca chambre criminelle bi ñu ngi koy xaarandi ñaar fukki fan nag juróom-ñaar ci weeru octobre bi ñu nekk. ñu wax ci mbirum premier tigre de Fass bi di rek Mbaye Guèye moom nag état de santé ma daal dinay rek doy waar jamono ji gannaaw ba mu AVCW def na rek ay weer mbër mi woon di Mbaye Guèye ñu ngi ko hospitalisé jamono ji may wax ak yéen ci benn clinique soxnam nag moom moo biral xibaar woowee ca sunu làmb moom moomee nag di Mbaye Guèye partie càmmoñam bi lépp rek moo paralysé ba rek chaise roulante lay jëfandikoo moom nag mën naa konte sax ci waa ak lu làmb ji ndaxte rek Balla Gaye 2 xamle woon na si signature contrat wam beeg Bombardier ne rek bu jotee avance am dina si génnee 500 000 francs CFA daal di koy dimbalee rek kii di père Mbaye Guèye
mbirum Lac de Guiers 2 ak Gaston Mbengue la koy tëjee Gaston nag daa nekk rek jamono ji di dox combat revanche ci diggante Lac de Guiers 2 ak kii di Eumeu Sène waaye nag kaawu Lac 2 d'accord ñu rek ci cachet ba leen Gaston proposé ba loolu weesoo coow li bëri su lool Gaston di wax ku ne di wax tax rek ba Lac 2 daal di rek def ab vidéo di si rek araftu kii di Gaston Mbengue la mu ko xamal nag moo di naka Gaston daal di rek bàyyi tey rek xam ne moom moomee dafa am famille na ko jox cër na bàyyi di génn di koy critiquer mu xamal ko moom Lac de Guiers 2 foofee la ñu koy ndar keppe di leen jaajëfal yi ñu doon teewlu jaajëfal Seydou Sy mu fare woon ci caméra gi jox leen dig daje ba samedi prochain di leen ñaanal week-end wu jàmm ak salaam.